salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time4 Africa TV ba di fi seetaane xabaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci brigade bu gendarmerie bu Kër Massar daal di jàpp ay defkati ñaawteef ñoom nag ci liñ doon yëngatu mooy am càccum jur waaye tamit trafic ci chanvre indien ñu wax tamit ci caxat-caxatee bi nga xam ne moom lañ caxat-caxatee lycée bu Ousmane Sembène bu Yoff lu ko amal loole nag mooy ay élèves gannaaw bu ñu defee loole nag gendarmerie bi daal dina jàpp élèves yi nga xam ne ñoo doon def acte de vandalisme yoole ñoole nag li leen di yoot mooy seen vacances yi ñu daal di ko passé foole ca prison bi nañ ko jeexalee ak activiste bii di Guy Marius Sagna moom mi nga xam ne dañ koo jàppoon ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ci manifestation bi ñu doon amal moom ak i naataangoomam moom nag gannaaw bu mu génnee nag def na benn point de presse ngir nettali jafe-jafe yi nga xam ne doon ko dund ca prison ba xabaar yi tàggat bitim réew tàggat yaram mooy ndar képpe bi ñu jotaay léegi ñu daal di yaatal. ñu nuyuwaat leen beneen yoon ci Time4 Africa TV comme li leen ko junjee woon rek ci bopp xabaar yi brigade bu gendarmerie bu Kër Massar moom dafa daal di teg loxo ab bande de malfaiteurs maanaam ay defkat yi ñaawteef yoo xam ne ñoom ci li doon yëngatu mooy sàccum jur waaye tamit trafic yi lépp loo xam ne dafa jëm ci chanvre indien opération bi li nag ñu ngi ko amaloon ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué bu brigade territoriale ñoom nag ci seen ay renseignement ak opération bi nga xam ne daal dinañ ko amal jàpp nañ ci tolloog fukk ak ñetti def ko ci ñaaw teefam ci moole mbir ñoom ñi leen nag bu ñu sukkandikoo ci xabaar yi nga xam ne noonu lañ am ñi nga leen di toppandi ngir leeral loolu. naaw loolee dañuy wax ci agence conciergerie bu voyage bi nga xam ne ñoom dañoo daal di tas yaakaar ci ay pèlerins yu bari yoo xam ne dañoo namoon a dem aji màkk maanaam ziyaara ji màkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom nag motif yi nga xam ne daal dinañ ko teg ci table ji mooy visa yu bari du mujj sotti mu mel ni ñu ci bari nag seen yaakaar daal dina tas ñi nga xam ne nag ñoo ci loru kenn ku ne daanaka versé na lu ci toll di ci 4,5 millions de francs CFA maanaam ñeenti millions ak xaaj ci sunu koppar loole la agence bi daal di xamle ñi nga xam ne nag ñooy pèlerins yi nga xam ne nag ñoom ñoo ci daal di gaañu tamitam ma toll nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñeenti pèlerins yoo xam ne fi mu ne nii ci jamono ji duñu mujj dem Makka. éducation dañuy wax ci caxat-caxatee bi nga xam ne ndongo yu lycée bu Ousmane Sembène daal dina ko def gannaaw bu ñu doon célébrer seen grande vacances scolaires yi lu nu mel nag gendarmerie bi daal dina ci jàpp ay ndongo yoo xam ne ñoo amal acte de vandalisme yooyu lu nu mel nag ñeneen ñi gis ne ak xamadilam bu ñu sukkandikoo sax ci ministère bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum jàng bi ak njàngale mi ñoom ñi ngi wax ne lii nga xam ne ndongo yi def nañ ko danañ leen sanctionné mu mel ni élèves yi kon li leen di yoot nar naa métti ndaxte boo moywul seen ay vacances dañu ko passé ci prison ba tey ci moole mbir ci la ñuy descendé maanaam caxat-caxate nga xam ne ndongo yi def nañ ko lycée bu Ousmane Sembène lu nu mel nag askan wi daal di nañ ci yàbbi kenn ku ne ak ni nga ko gisee ñoom ñu gis ne lu nu mel nag ak xabadi la ñu daal di déglu micro trottoir bi nga xamante ni Mariam Faye moo ñu ko defal ak Amarta Sonko. indiscipline la ak manque de conscience dëgg la si xale yi quoi parce que daaw amoon nañ même cas de figure bi fii nii fan la mujjee dañoo mujj présenter excuse nationale ba ministre de l'éducation en tant que tel moo ñëw taxaw xale yi présenter seen excuse parce que daaw dañoo tëjoon ñu jël ay feuille de papier sànni ko si digg école bi affaire yooyu noonu yëpp te loolu noonu du loo xamante ne fii la cosaanoo beneen réew la jógee andi ko Sénégal. waaw xam nga tey bu ñu demee ba koo xamante ne nii moo war a nekk un futur président wala un ministre di def un indiscipline boo xamante ne nii kenn d'accord si kenn àndu si loolu war nañ xoolaat société bi parce que tey bu ñu wax parents yi dafa am loo xamante ne nii yow sa responsabilité bopp la tey parents yi mën nañ la yar mais yow boo demee ba école jàngal nañ la ba année bi jeex mais jëlal say matériel nga dem nga ñibbi nga passer un très bon vacances. Comme vous l'avez si bien dit, on a eu écho de cela.
violence bi dañu koy nemmeeku fi mu ne ci jamono ji ci école yi lu mel nag ñun dañu koy ñaawlu gis ne loole gënul ci école yi ndaxte école bu njëkk li ko taxoon a jóg mooy tàggat yar waaye gis nañ ne fi mu toll nii ak xamadi gu mat sëkk lañ ci nemmeeku saa su ne lu mel nag war nañ ko def lu tout ba daal di ko fay jëlee ndaxte école bu dematul bay yeete wala muy yar di indi ab violence nekkut école leneen lay doon lu nu mel nag war nañ koo dakkal. jërëjëf Marième Faye ci bile micro trottoir activiste bi nag di Guy Marius Sagna nga xam ne moom dañ koo daal di libéré woon gannaaw manifestation boo xam ne da ko doon amal ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin moom nag gannaaw bu mu génnee nag daal dina amal benn point de presse boo xam ne da doon nettali jafe-jafe yi nga xam ne doon ko dund ca kasogo ci gendarmerie moom mi de nag lañ ko fa def teg ko ci ay mitit moom ñaawlu na ko ba fa ñaawlu yem gis ne moom daal dañoo respecté wut akam ak yelleefam ñu déglu Guy Marius Sagna. Mais nous interpellons le procureur sur son silence par rapport aux tortures. Mais tortures yi procureur da ciy wax wala du ciy wax. Or ça fait des années que nous disons au président Macky Sall, si on laisse les policiers torturer les Sénégalais sans qu'ils ne soient sanctionnés, c'est comme si on donnait aux policiers et aux gendarmes un permis de torturer. Si on laisse les policiers et les gendarmes assassiner des citoyens sénégalais sans qu'il y ait des sanctions, c'est comme si on donnait à ces policiers et à ces gendarmes un permis d'assassiner. Et nous interpellons l'État du Sénégal. Bu ñu ko defulee Assemblée nationale mën na si jóg li ñu gis le 17 juin ba tey muy gàkk-gàkk muy ñaawteef muy ñagas-ñagas muy ay violations flagrantes des droits et libertés des citoyens sénégalais muy torture muy toroxal doomu aadama muy fitnal doomu aadama muy saaga doomu aadama jël agrafe naan da ngay agrafe awra doomu aadama toj bopp aadama ba muy génnee dëkk ba pare doo ko fekk. Et c'est après qu'on a compris que kon ñun samedi bi ñu demee gendarmerie bu Néma wax leen dañoo bëgg a xam ñaata nit ñoo fi nekk wax gendarmerie que ñun dañoo bëgg a gis ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp gendarmerie nañu mënoo leen gis. Guy Marius Sagna activiste bi ngeen doon taataan ay kàddoom yoole gannaaw loole tamit dañuy wax ci gannaaw bu ay médiation yu bari ak ay waxtaan yu amoon ci organisation sous-régionale bu CEDEAO ci li nga xam ne moo amoon ci agenda transition bu Mali ci jamono di nag embargo bi daal di nañ ko lever ci diggante Sénégal ak boole réew di Mali lu nu mel nag dana gën a yombal maanaam jamono ji surtout tabaski gi nga xam ne mi ngi waaj a jub si Sénégal ak Mali xar nu muy def ba gën a yemba mbaay ci jamonoy tabaski gi ñu daal di déglu récit bi nga xam ne suñu naataangoo moo ko daal di defal. calendrier bu yees bi nga xam ne jënt bu Mali daal dina ko fësal di xam ne dina dem ba mars 2024 transition boole lu mel nag mën na daal di convaincre leader ouest africain yi nga xam ne ñoom dañoo daal di décider ci dimanche bi fale ci Accra ngir sanction commerciaux yi nga xamante ni dañ ko daal di defoon fole ci diwaanu Mali ci janvier ba li ñu génn 2022 ba ma ko nag mujjantal gi moom daal dina jëlaat coopération économique bi nga xam ne moo doxoon ci digganteem ak Ndakaaru nga xam ne moom moo nekk première partenariat économique ci sous-région bi lu nu mel nag amoon na ay njeexital yu mu def ci marchandise yi ni mu den demee ak dikkee ci port bu Ndakaaru waaye tamit duñu fàtte échanges commerciaux yi nga xam ne dañ ko doon amal ci lépp loo xam ne dafa jëm ci secteur élevage maanaam njur gi rawatina nag ci tabaski gi nga xamante ni ñaari état yi Sénégal ak Mali dañ doon jokkalante lu bari
bare bari ci wàllum jur gi bu tabaski daal di jege si mu mel ni kon lii nga xam ne nag daal di nañ ko lever dana am solo lool tabaski gi nga xam ne ñu ngi koy waaja jub si kon jamono ji ñu jàpp ne lépp teguwaat nu ci yoon ci diggante Dakar ci diggante réew bi di Sénégal ak réewu Mali ci échanges commerciaux yi nga xam ne dañ ko doon amal ci ay citoyens yu ñaari réew yi kon mu mel ni li nu mel ouf de soulagement lay doon maanaam dana baax ci ñi nga xam ne ñooy camionneurs yi nga xam xam ne ñoom yàkkamti woon nañu lool diggante bi nga xam ne dafa daal di ñagasoono lool lu nu mel ñu daal koy gaaw yëkkati nga xam ne danañ mën a delloo buum ca mbooy gi ci diggante frontière bi di sénégalo-malienne. Forum Afrique cœur du monde ñu doon ko amal ci samedi bi ñu génn foole ci club des investisseurs ñoom nag daal di nañ waxtaan ci ay questions yu bare rawatina ci question yi nga xam ne moo jëm ci wàllum emploi maanaam xëyu ndaw ñi ak ndaw yi naka la ñuy mën a def ba amal xëy seen bopp fii ci diwaanu Sénégal ñu daal di déglu docteur Mababou Badiane moom mi nga xam ne maanaam jukki na ci xam-xamam ak expérience bi nga xam ne am na ko ci wàllum entrepreneuriat moom lii la daal di digal ndaw ñu daal di déglu docteur Mabouba. tey jii xëyu ndaw ñi nan la ñuy suqalee dëkk bi nan la ñuy jàppalee xale yi ci nouvelle technologie yi ba créer des centaines de milliers d'emplois loolu moo waral ndaje bi nan la ñuy utiliser technologie yu bees yi et damay wax souvent ne technologie yu bees yi nekkul rek télécommunication ak digital l'agro-industrie jàpp naa ne mën na créer des centaines de milliers d'emplois au Sénégal mbay mi dans toute sa dans la chaîne de valeur mbay mi suñu ci xale yi jàppee nguur gi jàppale leen ci njortu naa ne mën na jur ay emploi yu bare pour suñu dëkk bi ba pare dëkk bi am autosuffisance alimentaire. li may ñax ndaw ñi góorgóorlu leen xam ne lu baax teraanga yombut te li may wax souvent ma ne réussite expresso yi nga xam ne ni tey jii jamono ji xale yi defe nañ ne loolu moo am loolu amul fenn lu baax da nga koy togg Serigne Touba mi mu baax mi sax dafa jaayanteeg boromam pour am lu mu am tey donc ñun ñi nañu jaayanteeg suñu bopp nga am teraanga. xabaar yi bitim réew yi dañu koy doore ak Cameroun gannaaw benn semaine boo xam ne nemmeeku nañ ay ñoo xam ne ñoo ñàkk seen bakkan foole ca ak Walaya ca frontière bu nigériane ci région bu sud-est bilan bi nag ci jamono di ñu toll dafa gën a tax bu néewee ba neew lu ci tollook ñetti doomu aadama ñoom ñoo ci daal di succombé ak ay blessures bu ñu sukkandikoo nag ci président conseil église bu protestant bu Cameroun Samuel Fonki Forba moom mi nga xam ne nag mi ngi daal di bawoo ci zone boole moom mooy nga xam ne moo njëkk daal di alerté ci jamono bi nga xamante ni mbir mi daal dina dox ci semaine bee ñu génn ci ñoo xamante ni dañoo ñàkk seen bakkan bu néewee ba néew toll na ci fanweeri habitant bokk na ci ay jigéen ay xale ak ay mag ñoom ñi nga xam ne ñoo ci daal di victime bu ñu sukkandikoo ci représailles yi nga xam ne nag daal dina am ci conflit communautaire bi nag dafa gën a tax loolee nag andi na crise sécuritaire maanaam kaaraange gi ci jamono du ñu toll ci raison boole dafay gën di dubbu daaxee loolee dañuy wax ci juróom benn fukkeelu ak benn sommet ordinaire bu chef d'état bu CEDEAO bi nga xam nañ ko doon amal ci dimanche bi ñu génn ñetti fan ci weeru juillet 2022 foole ci Accra décision yi nag li ci jib ak loolee nga xam ne annoncé nañ ko ci Mali Burkina Faso ak Guinée daal di nañ ci waxtaan ci huis clos ci salle de conférence boo xam ne dañ ko doon garder salle boole nag ngir nga mënoon ci am accès da ngay am badge VIP ñoom ñoole dong ñoo mënoon a am accès ci boole conférence boo xamante ni sommet ordinaire des chefs d'État bu CEDEAO ñoom ñoo ko doon amal. Covid nag dafa mel ni daal di nuyoowaat foole ca Chine ba tax na Chine sax moom daal dina placé lu ci tolloog 1,7 million d'habitants
def leen confinement ca province bu Anhui ca estu réew ma lu ci tollook jamono ji nag juróom-benn fukki nouveau cas moom lañ fa nemmeeku ci altine ji ñeenti fan ci weeru juillet ñoom ñi leen nag kon Covid-19 dafa mel ni daal dina fa nuyuwaat suñu sukkandikoo ci AFP. xabaar yi tàggat yaram yi dañu koy doole ak CAN féminine 2022 gaynde yu jigéen yi nag ñoom dañoo dal di imposé wu seen diggante ak Ouganda dal di ko dóor lu ci toll ak ñaari bal ci dara équipe nationale féminine bi nag dal di nañ wane seen mënin nag bokk na ci xarañteeg Ndeye Awa Diakhaté ak Ngenaax Ndiaye Tunisie nag moom tamit dafa dal di corriger équipe bi di Togo dal di ko dóor ñeenti bal ci benn bu dee Cameroun nag moom dafa dal di témbo ak Zambie. ñu wax tamit ci basket ak victoire bi nga xamante ni gaynde yi basket yu góor yi ñoom ñi nga xam ne nag mujj nañ corriger Kenya daal di ko gagné juróom-ñetti fukki poñ ak juróom-benn ci juróom fukki poñ ak ñeent Lions yi nag ñoom ñu ngi daal di amal kon daal seen première victoire te ñoom sax qualifié nañ ci jamono ji ñu toll au second tour. Coupe d'Afrique des Nations bii di ñëw nag ñu ngi ko war a football ci janvier 2024 annonce bi nag ñu ngi ko daal di xamle ci dimanche bi ñu génn koo xam ne nag mooy président Patrice Motsepe loole nag mooy décision boo xam ne ñu ngi ko daal di amal ci réunion boo xam ne ñu ngi ko doon amal ci comité exécutif bu coupe bu CAF foole ca Rabat li ko waral nag report bi mooy dañoo jàpp ne ci juin ak juillet dafay tombeek nawet lu nu mel nag mën na indi ay jafe-jafe loolee tax nag ñu daal di gis ne danañ ko mën a jouer ci janvier 2024 foole ca Côte d'Ivoire. xabaar yi tàggatam dañ koy jeexale ak Gabriel Jesus international bu brésilien nga xam ne dafa daal di engagé wu officiellement ak Arsenal mu tombanteek jamono boo xam ne nag Citizen yi club Citizen bi dafa daal di officialiser signature bu joueur bi di Calvin Phillips moom mile nag mën nañoo xayma ci ay 50 millions d'euros boo xam ne noonu lañ ko dal di xayma. xabaar yi tàggat yaram yi sax mooy yëkkati bile jotaay di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun di wax ak yéen.